beral nuyoo aussi sunu jigéen soxna Fati ak sénégalais yi ñuy seetaan si biir réew mi yëpp ak ci bitim réew Pape Cheikh. li may njëkk dugg ak yow laataa ñu nuyoog professeur Lamane Mbaye sànq bi 20h jotee président waxtaan na ak sénégalais yi commentaires yi bëri lool ñi far ci ñi faruñ ci ñi ànd ci ñi ànduñ ci am na sax ñu tëkkale li xew ak woy Youssou Ndour ba mu tuddee woon Womat nga def lii ñu ne la nga def la ñu ne lii donc affaire yi xaw compliqué dinañ ci commenter tuuti ndax am na ay points yoo xam ni génn na bokk na ci par exemple couvre-feu bi léegi 21h 5h du matin la ñuy ibbi yenn bërëbu jaamukaayu yàlla yi di ay mbir yoo xamante ni sànq ba tey jur na daanaka polémique bu jéggi dayoo ci dëkk bi. Pape Cheikh situation bu métti la et puis daf ñuy yóbbu ci ñu amaat mesurer waat immensité tâche jiite réew yombul en temps normal rek yombul waxuma laa nag en temps de crise en temps de crise moom lépp dafay mel ni kuy dawal bëccëg ak kuy dawal guddi booy dawal guddi tout est réduit waaw li ngay def focus bi ngay def ci booy dawal guddi du bokkul ak booy dawal bëccëg nga xamante ni di nga am marge de manœuvre temps de crise la ñu nekk la situation elle est extrêmement difficile pour ne pas dire intenable à un moment donné dañu wax ne amoon nañ contrôle à un moment donné ñu ne perdre nañ contrôle bi donc ça devient difficile réew yëpp a ci bokk yem ñun nag nañu sant yàlla Sénégal ba débat bi posé wu nii mu posé woo avec toute l'exigence citoyenne bi nga xamante ni sénégalais yi am nañ ko ndax am na ci réewu Afrique yoo xamante ni tamit mbir ma xëy na ma ngay dox di def ravage waaye débat bi posé wul ni mi posé woo fii donc encore une fois di wax ne président dañ ko doon xaar ci ay mesures effectivement ndax jamono bu nekk aussi ki nga xamante ni moom moo jiite saa bu nit ñi demee ba ñu jaaxle rek foog ñu déglu ko mu jël ay dogal yoo xamante ni noonu lañ ko doon xaare maintenant mën nañ ci débattre ci mesures yi waaye li ñu mën a wax daal mooy pour man heure bii ñu toll du nekk pour ou contre heure bii ñu toll mooy fan la nit ñi toll ci niveau d'exigence pour que ñu comprendre que ne effort individuel rek mooy sauver le collectif effort individuel ak conscience individuelle moom moo mën a sauver le collectif maanaam ci ku nekk la des ci ku nekk la des ci ñun la des ci ñun la des te lu ñu président waxoon lu dul loolu tamit daf ñuy nax waaw ndax mënuñu dem confinement total kenn xalaatu ko kon su boobaa corona bi du rey xiif mooy rey nit ñi te nit ñi sax am na ci ñoo xamante ni dañu inscrire woon totalement en faux maintenant je pense que ne ay débat yu bari am na ci biir waaye pour man fi mu ne nii fi ñu toll mooy daal nañu fexe ba bañ a am soxla hôpital te loolu li ñu koy may mooy ñu sàmmoonteeg li nga xamante ni moom mooy les gestes barrières renforcer vigilance bi renforcer niveau d'exigence bi kenn ku ci nekk aussi jàpp na yow yaa mën a sauver keneen encore une fois effort individuel moom mooy sauver le collectif voilà ku nekk rek gën góorgóorlu ndax loolu la réew mi laaj et ay coppite am na ci décision yi nga xamante ni ñoom jëloon nañu ko bi nga xamee ni crise bi tàmbali na fii ci Sénégal ñu bëri itam doon kaas ci néew yi nga xamee ni am nañu leen ca bitim réew waroon leen indi Sénégal léegi c'est possible donc corps sénégalais yi faatoo bitim réew dinañ leen rapatrié waxtu couvre-feu bi 21h 5h du matin heure liggéey yi ci bërëbu liggéeyukaay yi 9h 16h marché yi léegi dina ibbi juróom-benni fan ñu tëj ko benn fan pour nettoyer ko marché hebdomadaire yi itam dina ibbi muy luuma yi ci ay limites yoo xam ne ni dañu ko jagleel chaque département ba noppi itam bërëbu jaamukaayu yàlla yi moo xam mosquée wala église dañu koy ibbiwaat cours yi ci njàng meeg njàngale mi dina tàmbaliwaat 2 juin pour ñi nga xamante ni ñoo nekk classe d'examen muy point fort yi nga xamante ni moom la ñu jëlee ci discours président de la République waaye terewul ba tey affaire bi daal li xale yi wax c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué Pape Cheikh et puis on s'y attendait c'est-à-dire que am na ci loo xamante ni moom bu ñu ko doon xaar. je pense que gàtt xel rek la. waaye képp ku am benn niveau d'information bi xamoon nga ne li nii rek la mën a demee ndax gis nga réew yi mu songu ak la ñu am ci waajtaay ak la ñu am ci côté ci aspect yu bëri te gis nga nam leen nërmale daanaka yow nag yàlla suñu borom sax def na ci tawfeex ndax yaakaar naa ne doole ji moo def ci yeneen réew yi bu ko defoon fii
su boobaa je pense que ne kon tey ji kenn waxatu ko. kenn waxatu ko. kenn waxatu ko je pense que def na ci suñu borom def na ci tawfeex ñu continuer ñaan ko moom yàlla. mu gën ñoo defal sutura. et puis di déglu ñëpp nag xam nga situation yu mel nii bu ñu tollee. nekk ci réew moo xamante ni ñëpp ay way gëm lañu. su boobaa da ngay déglu temporel di déglu spirituel. ñaari tànk yooyu rek nga moom ngay doxee. parce que en réalité il n'y a aucune dichotomie entre temporel et spirituel. ñun rek ak sunu xeetu république yi ni ñu ko tëggee xam naa dinañ ci ñëw ci kanam moom moo tax ñu bëgg a beddi ñi nga xamante ni ñoom ñoo amee diine ji. waaye je pense que ne foi ngëm baax na ci jamono bu ne. waaye boo tollee ci situation bu métti foofu la ngëm di amee solo. am na ñu bari ñoo xam bañ tollee ci situation ba ngëm amul. jëfandiku noonu leneen. defe nañ neneen loo xamante ni sax précipité nañ. mbir yi. donc ngëm nag ak foi foofu lay dimbalee te ñooñu aussi ngëm loolu dafa am lu koy renforcer. am ñu koy renforcer am ñu amee dono loolu. donc il faut que ñu bàyyi leen xel déglu leen. ni ñuy dégloo waa comité scientifique nañ leen dégloo ñoom tamit noonu. bàyyi leen xel xam ne. boo juddoo ñoom ñooy njëkk ci yow waaye boo fiy jógee it ñoom ñooy mujj ci yow. et puis ñàkk ngëm moom day indi caalit. waaw ñàkk ngëm Baye Cheikh day indi caalit loolu moom amul sax benn sikki sàkk. nga may ma nuyu rek professeur di ko dalal macha allah moom suñu Cheikhu Makka la ak suñu xarit Pape Djibril Fall di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm. Baye Cheikh xam nga diine. maa ngi koy wax si suba si wareefu Ramadan. dafa mel ni diggante liqaam ak kàbbar allahu akbar. si àdduna nit bu juddoo dañuy noddu fii. li xam fii bu génnee àdduna comme ni ko Pape Djibril waxee yàlla na yeex ñu tëral ko imam kàbbar ñu jullee denc ko kon diggante li xam ak jullee niiw ak kàbbar allahu akbar yaakaar naa dara xaju fi te loolu mooy àdduna muy diggante bi ngay tuddee xale bi ak bi muy màgg bay nekk mag bay génn àdduna te ma wax la benn affaire fii àdduna bi yàggul mais li muy yàggadi yëpp dundu doomu aadama moo ko gën a yàggadi mais boo xoolee période bi ak crise bi ak ni mu demee nga xam ne gëddu boroom xam-xam mu ngi soog a feeñ si àdduna ak si jamono ndax tey loo wax ñu ne la laajal médecin yi laajal docteur yi Pape bi wax na ko léegi nañ laaj boroom xam-xam yi ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc si li nga xam moo di si wàllu diine te Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne jamono ñaar ñi ñoo ko mën a defar ñaar ñi ñoo ko mën a yàq ñu ne ko kan ak kan mu ne al ulamaa wal umara ñu ne mooy lan mu ne ñi nga xamante ne ñoo ŋànk diine ji ak ñi ŋànk temporel bi nee na ñoo mën a lëkkaloo defar àdduna ñoom ñaar itam ñoo mën a dëngal ba yëpp yàqu tey jii nii ñaari tànk ko yàlla joxee nga bëgg a aj benn bëgg a doxee benn te yore bekki da ngay sonn maanaam yàlla daf ñu defal ñaar ya nga xamante ni benn mënu si dem bàyyi sa morom muy spirituel bi ak temporel bi kon bu ñu ko boolee rek boo demee si alquran suñu borom subhanahu wa taala daf ko wax innama yaxsha allahu min ibadihi al ulama yàlla nee na borom xam-xam yi dama leen jox daraja ba nga xamante nii dafa kawe kon am na fa nga xamante ni réew bu fa tolloo xalaatu ñëpp rawatina ñi nga xamante ñu ngànk diine dafa jara bàyyi xel ndax dañuy faral di wax ne mag waaye yàgg na ak yàlla waxaat feneen ne yarfa illahu alladina utul ilma minkum darajat yàlla nee na ñi nga xam ne dama leen jox xam-xam dama leen di jox ay wàccuwaay yu kawe kon bu ñu leen xeeb si benn anam rawatina si nga xamante ni fii la ñu toll wax naa ko dinaa ko répété bu si nit mënoon dara du yegg sa fii tàllal borom bi subhanahu wa taala loxo moo fi des sëriñ bi wax na ko du feebar balaa la te balaa dañ koy ñaan waaye itam ànd ak li nga xamante ni moom moo di sabablu ndax olof ne ne ndimbal na sa fekk loxol borom sayyidatuna Maryam alayhi salaam keroog bi mu muccee yonte yàlla Isa alayhi salaam yàlla daf ko jox ne ko nag il faut nga def effort wa huzzi ilayki bi naxlatu saqit alayki rutaban janiyya xam nga yàlla mii def mu ëmb te amul borom kër def mu mucc ba lépp jaar yoon yàlla nag nekk nag kaay ma wax la soo bëggee nàmpal sa doom rek il faut nga def effort bi mooy yëngalal tàndarma bi nga toog boo ko yëngalee doom yi danañu wadd tooy xep nga jël si lekk si moo tax ñuy wax naan musim bés toujours nay lekk tàndarma wala muy jël lem daf koy aider pour doomam mën a nàmp ba nga xamante ni bu jaar yoon la loolu la boo ko déggee rek mooy sabablu nag faaw ñu koy def ndax fi la ñu toll te ni ko ñëpp wax l'heure est grave il faut qu'on le dise nañ waxante dëgg fi mu nekk nii ñëpp a jaaxle nañ ñëpp a tiit nañ mais buñ delloo si yàlla te fi ñu koy jaare mooy yàlla ñi ko fi nekkal mooy ay nitam mooy nitu yàlla yi yéen sallallahu alayhi wasallam moo waxoon ne al ulama warathatul anbiya yi nee na boroom xam-xam yi ñoom ñoo yor sama ndono si zahir nag ak si baatin ndax am na ña nga xamante ni boo leen consulter ñu wax ak yàlla wax
mais tey jii nii bu fekkee ne da nga leen beddi ak ni mu demee nii boole woo leen si dara waxoo leen nangam dëgg la ay doomu aadama lañ ay sénégalais lañ mais xam na xëy na am na fa nga xamante ni buñ bëggee def sax seen doole du fa yegg ndax toujours boo jiitee moom da ngay fexe ba ñi nga jiite ñëpp ku si nekk liy wàllam si nag bi si cëram si dëkk bi nga jox ko ba mu mat sëkk mu yëg si boppam te am na ñoo xam ne bu ñu bëggee rek yàlla bëgg waaye bu ñu bëggul yàlla du bëgg du baax ko di faju rek tey ñaan donc loolu moo ci ëpp solo professeur Lamane Mbaye ñu ngi lay nuyu gërëm la ci teewaay bi tey dinañu waxtaane yeneen i mag yoo xam ne ni ci réew mi lañu ne ñu war a jàng yu bëri ci ñoom yàgg nañ leen waxtaanee ci ay jotaay waaye fàttaliku moom du mën ñàkk ndax tubaab sax wax na ko répétition dafa pédagogique toog nañu ba tey ci télé ak yow wala ci rajo waxtaanee mag ñooñu moo xam Albouri moo xam Lat Joor moo xam ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ni ñoo ngi ci réew mi ci ay mag tey ñu fas yéene leen jagleel ab parenthèse ndax du matale ci wàllu parcours ñu def leen ñoom ñëpp ci benn émission ñu ngi lay nuyu di la ziar professeur. jërëjëf Baye Cheikh ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam